am naa 79 ans su ma xëyoon suba ñàkk sama alal bi yëpp sama entreprise yi ak sama or bi yëpp et après ñu jox ma $10,000 du ma ko investir $1 bu gën a ndaw sax du ma ko investir su may wax loolu nit yi dañuy mer dañ naan ma Robert yaa ñu jàngal investissement alors kon lu tax yow doo investir $10,000 ci loxo yu baaxul dafay disparaître et $10,000 nga teg ko ci loxo yu baax mu nekk liberté même xaalis bi la mais ci ay loxo yu bokkul. tey dinaa leen wax exactement lan lay def étape par étape mais d'abord il faut ma wax leen erreur bi mooy erreur bi presque ñëpp di def parce que yow sax ku dem danga koy def lu ëpp ci nit yi nii la ñuy réagir suñ jotee benn somme xaalis bu tuuti dañuy yàkkamti yokku xaalis bi mais dañuy jënd benn action boo xam ne dégg kese lañ ci am wala benn crypto boo xam ne dañoo dégg seen benn xarit di ko wax mën nañ sax jël seen xaalis dénk ko benn nit boo xam ne dañ ko gis rek mu sol benn costume bu rafet et loolu yëpp saa ñu xam dëgg-dëgg nan la xaalis di fonctionner loolu mooy erreur bi nekkul action biñ jënd wala crypto bi mais yàkkamti biñ yàkkamti mooy erreur bi. sama papa bu riche bi daan na wax naan nekkul ñaata ngay gagné ci xaalis moo am importance mais ñaata ngay garder ci li ngay gagné ci xaalis ak est-ce que xaalis bi mi ngi liggéey pour yow. bàyyi leen ma bamtuwaat ko nekkul ñaata ngay gagné mais ñaata ngay garder école mësu leen jàngal loolu école da leen a jàngal liggéey pour xaalis. amal note yu baax ut liggéey après nga am salaire kenn mësu leen a jàngal nan ngeen di def xaalis bi après boo leen ko amee et suñ leen ko waxul xam leen ni nekkul hasard alors avant may investir dara ci $10,000 yi damay investir ci sama éducation financière ba pare benn livre benn séminaire wala waxtaan ak koo xam ne def na li ma bëgg def ba pare benn mentor. mais foofu la nit yu bari di juumee dañ naan ma Robert am naa benn conseiller financier ba pare waxuma conseiller financier mentor laa wax et am na différence te différence boobu mën na la coûter xaalis bu bari. li ëpp ci nit yi dinañ dund ba dee te duñ mës a xam loolu dañuy def mooy toog jàkkaarloo ak benn nit boo xam ne dafa sol costume ne leen signé leen ñu signé saa ñu laaj seen bopp question bi mënoon a changer lépp et question boobu dinaa leen ko jox après. erreur bi mooy yàkkamti et solution bi mooy nga utiliser sa xel loolu mooy différence bi. conseiller bi dalay wax nan ngay def alors que mentor bi moom def na ko ba pare. est-ce que sa conseiller financier bi mës na taxawal benn entreprise est-ce que mës na jënd appartement est-ce que mës na jël xaalis def ko ci benn projet wala sax simplement est-ce que am na emploi wala benn objectif bu mu war a atteindre. li ëpp ci conseil yi ay jaaykat lañ ay nit yu baax lañ mais dañ leen di jox ay produits yu ñu leen war a jaay yéen ay assurance vie bref lépp liñ leen digal lañuy def. par contre mentor bi moom du la jaay dara mentor bi day am ay cicatrices perte na xaalis mais aussi gagné na xaalis. mentor bi mooy xool sa projet ba pare ne la gis nga erreur bi mës naa ko def en 1985 te lii ak lii la ma juraloon et loolu amul benn commercial bu leen ko mën a jaay. donc seule question bi ngeen war a laaj nit kiy gérer seen xaalis mooy est-ce que mës nga def li nga may digal ni ma def ko. laaj leen ko loolu après ngeen xool nu muy tontoo. loolu moo tax première tranche $10,000 yi damay dem ut ci mentor ay livres yoo xam ni ñi ko bind def nañ li ma bëgg a def ba pare. et après deuxième partie bi ma utiliser ko pour jàng benn compétence waxuma diplôme waxuma certification compétence laa wax et nekkul compétence bi ngeen di xalaat. sama papa bu riche bi daf ma ko doon répéter chaque jour bi ma nekkee xale dama daan wax naan soo nekkee jeune liggéeyal pour jàng mais pas pour gagner xaalis. sama papa bu pauvre bi moom investi bi la ma doon wax jëlal liggéey bi gën ci liggéey salaire bi gën a rëy ci salaire yi ñaari papa ñaari conseil kenn kese moo ma ci def riche. donc compétence bi lay jëndee $10,000 yi mooy l'art de vendre vente marketing ak communication jàng convaincre nit yi bañ d'accord ak man. nit yi bëgguñ loolu dañ naan ma Robert nekkuma jaaykat jaay dafa soof mais est-ce que seetlu ngeen ne chaque dollar bu génnee ci poche dugg ci beneen poche dafa changer poche parce que am na ku jaay benn affaire. employé bi tempsam lay jaay médecin bi xam-xamam lay jaay entreprise bi produit lay jaay pour mën la fay yow. pauvre yi dañoo ragal a jaay riche yi dañoo maîtriser jaay. jaay mooy am capacité wu générer ay revenu pas salaire. salaire mooy revenu bu la nit mën a jox mais aussi bu mu mën a arrêter saa bu mu ko neexee. par contre revenu bu jógee ci benn compétence revenu la booy contrôler mais $10,000 mënul multiplier wu su fekkee ki ko yore xamul li muy def. et une fois nga fexe ba mën jaay ay buntu dinañ ubbeeku pour yow. sama papa bu riche bi moo ma jàngal ni riche yi jamais ñu liggéey pour xaalis mais aussi duñ utiliser seen propre xaalis. alors xaalisu kan la ñuy utiliser ñëpp a xam ni soo bëggee dugg ci immobilier da nga war a am xaalis ba pare
obstacle bi du xaalis mais obstacle bi mooy nga bañ a xam fan nga war a mën a jëlee xaalis bi. am na différence et différence bi mooy toog xaar sa giiru dund wala nga commencé tey. li ëpp ci yéen dañuy jël $10,000 yi après ñu commencé épargner pour jënd appartement centime par centime année après année pendant que prix yi mi ngi gën a yokk da ngay épargner du ko mën a jënd. mentalité bu baax la liggéeyal bu baax épargnel après nga xaar sa tour mais bokkul ak mentalité investisseur. su fekkoon man la li may njëkk a def mooy jël $10,000 yi pour trouver benn affaire boo xam ne ñëpp ci bëgg investir affaire boo xam ne tellement dafay prometteuse ba ñëpp ci bëgg investir. investir ci immobilier nekkul question de ñaata nga am ci xaalis mais question de est-ce que comprendre nga li ngay def la. li ëpp ci yéen da ngeen a jàpp ni pour am xaalis boo investir il faut ngay wër fu nekk di fa saraxu wala boog banque bu nekk nga dugg fa di leb du dëgg. investir ay compétences la laaj et ak $10,000 man li may njëkk a def mooy jënd benn compétence avant même may jënd benn bien immobilier. j'espère que leer na mentor bi moo lay jàngal compétence yi mooy tax nga mën communiquer et business bi mooy indi xaalis bi. gars yi dañ may laaj naan ma Robert lan moo war a tax benn riche investisseur ñëw jox ma xaalisam parce que riche investisseurs yi dañoo am benn problème dañoo am xaalis mais amuñu temps pour ñëw visiter benn bien immobilier wala def ay calcul mais yéen am ngeen temps bi. nekkul question de def lay dimbale mais partenariat la entre yow ak moom yow yaa trouver projet bi et moom mooy investir xaalisam. vidéo bi fii lay yem pour yéen ñi bëgg rejoindre chaîne WhatsApp bu suñu Khelcom chaque jour dañ fay jàngale lu bees lien bi mi ngi ci description bi ak ci premier commentaire bi.